Dans la dynamique de vulgarisation et de promotion du plan Sénégal émergent, le docteur Cheikh Kanté, ministre auprès du président de la République chargé du suivi du PSE, a entamé une tournée dans les foyers religieux du pays. Première étape de la visite du ministre Thiénaba. La délégation a été reçue par le khalife général de Thiénaba, Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Une occasion pour le ministre de transmettre les salutations de son Excellence le président de la République Macky Sall au khalife. Le docteur Cheikh Kanté, ministre en charge du suivi du PSE, revient sur les nombreuses réalisations du président de la République. nee na tànku teem yii tànku wëllëre la parce que moom sama papa la nee na yow waajuram nga sama xarit la nee na xaritam nga sama sëriñ la nee na sëriñam nga sama conseiller nee na conseiller nga parce que léeg-léeg guddi su ma jàqee nee na léeg-léeg guddi bu jàqee dama koy woo 1h du matin day jël téléphone wala 1h du matin fekk mu nelaw du fekk nga nelaw man laaj ko mu laaj la mu conseiller ma nga conseiller ko su ma defee la ma su wax defee la nga ko wax la ma bëggoon noonu la yàlla lam bëgg noonu la ko yàlla sunu borom dogale kon la mu saf kon nee lam saf ka ko mocc ko xam ka ko macc moo ko xam moo tax tey kon Baye Cheikh sa doom ministre Cheikh Kanté ne tey ma ñëw di ut ñaan ci moom mu ñëw di sàkku si ñaan ci yow ñaan pour président de la République ñaan pour le président de la République Alaaji Macky Sall parce que su ñaanalee président de la République ñaanal na ma nee na boo ñaanalee président Macky Sall moom ñaanal nga ko ñaan pour réew mi ñaan pour réew mi président nag nee na monsieur le président de la République lu ñu yàlla jox la nee na yàlla sunu borom moo ko indil Sénégal daf fi def lu kenn deful nee na monsieur le président Macky Sall dafa def lu kenn deful ci fànn yépp nag ci fànn yépp nag soo jëlee ci mbay mi boo jëlee ci mbay mi ci napp gi ci napp gi ci électricité bi ci électricité bi même sax ci ndóol gi même ci ndóol gi li mu fi def nee na li fi président Macky Sall def benn président bu ko fi def nee na amul benn chef d'état bu fi mas a jaar bu ko def indépendance ak léegi ci 1960 ak tey ba ci kër diine yi ba ci këri diine yi mu sumb mu sumb lu am importance lu am importance loo xam ne lii émergence lañ koy wax nee na loo xam ne émergence lañ koy wax mu jël ko teg ko sama loxo mu jël ko teg ko ci loxoom te loolu yaakaaram la te loolu yaakaaru président la yaakaaru xale yi génération du futur nee na yaakaaru génération de futur moo taxoon tey ma ñëw loolu moo taxan tey ministre bi ñëw sàkku ñaan ci sàkku si ñaan ci yow lii ñu door ci bismillah lii ñu door ci bisimilahi rahmaani rahim ko yeggale ci alhamdulilah ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin jàmm am ci réew mi te jàmm am ci réew mi tawfeex am ci réew mi tawfeex am ci réew mi fu jàmm amul fu jàmm amul tawfeex amul tawfeex amu fa dara mënu fa am dara mënu fa am loolu daal ci lu gàttal loolu daal ci gàttal moo ma fi indi woon moo ko fi indi xam naa nag baatinam nee na xam na sa baatin moom laa bëggoon tey ci àjjuma ji nee na yow la bëggoon tey ci àjjuma ji ci yor ji ci yoor bii am lu ñu ci mosal nga am loonu ci mosal saa su ma demee yóbbaale comme bu demee yóbbaale loolu loolu daal laa amoon li may wax loolu la amoon lu muy wax ko gërëm di la gërëm di ko sant di la sant jërëjëf. Avant de quitter Thiénaba, le khalife général a tenu à prier pour la paix et la réussite des grands projets du chef de l'État. Toutefois, il a invité le docteur Cheikh Kanté, ministre du PSE et l'ensemble du gouvernement au respect des recommandations de l'islam. ci may tàmbali daanaka mën na maa yem foofu yu bari foofu laa yem ci asalaamaaleykum ndax day ñaan goo xam ne gii foor a foor wolof nag daa gaaw a perdal ci lu yomb lu mu war a amee barke bu ko yombee ñaare rek mu sàggade ko asalaamu aleykum moom laa leen nuyoo yéen ñëpp di leen waxal leen kii man li ma ci xam mënumaa wax lépp léegi ëpp na samay loxo sama kilifa la daal kii sama sëriñ bu ndaw moom mii li mu bëgg yàlla ne ko yàlla jox mu yokk di yokk ba te it lu ma gën a am doole ci yéen ci moom man du ma nëbbu kenn dama naa moo ma may lii rek diwoo ma may lii du sama dara jaaxalul ñu bari de xanaa ku dul ñëw fi man waaye man du ma suul jëf damay wax moo jiitu moom la ñuy ñaanal ndax man ku jiitu nun ñëpp la jiite boo bañee moo la jiite boo bañee kon nag ki nangu rek day daal di noppalu waaw loolu lan bëgg nag ñaan yéene ko mooy yéene xam nga boo yéenee danga li ma leen nan ko fi jëme mooy da nga koy këpp da nga yéene ak kii waaye loo def te yéene àndu ci rek yàlla faalewul lool li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ci yàlla defal li nga gën a bëgg muy nga ànd ak sa mag nga ànd ak sa mag la xaw ma sa rak
yàlla teg ko ci sa kanam jàppale la ngeen jàpp ñëpp loolu itam yàlla na la ci yàlla defal na nga ko bëggee amiin yaa rabbi barke alquranul karim amiin ci allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim. La délégation s'est ensuite rendue à Mbacké chez le khalife général des Baye Fall, Cheikh Jëmb Fall. Le ministre a sollicité des prières pour une victoire dès le premier tour. En 2019, le khalife du vénéré Mame Cheikh Ibrahima Fall a accepté et prié pour une victoire éclatante du président de la République dès le premier tour en 2019. ngi lay dalal jàmm di la xam ne agsi nga sa kër sëriñ ak sa kër waajur fii nag barabu ñaanukaay la barabu ndimbal la barabu nangukaay la te lu fa yaakaar boo wut si ko fi da nga ko fi am te moo fi Cheikh Fall tey ci kaw suuf kon boo yaakaaree Cheikh Fall jaar fii jëm kër Sëriñ Tuubaa war nga am yaakaar ci li nga bëgg da nga ko am sëñ bi nee na mi ngi lay nuyu yaa ngi mbooloo mi nga àndal ñëpp di la jot nuyoo bu jëm bàyyi ko ci président jëm ci moom mi ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay njaboot gi ak taxawaay réew mi ak liggéey bi mu liggéeyal Sénégal mi ngi koy ñaanal sama defal ko jàmm ba li mu yéeneen liggéeyal Sénégal lépp mu mën ko te jëfe ko nu ko way jortam te nga ànd ko moom yow mi nga xam ne yaa fi ñëw tey nag dalal sama xel rafet sa njort te xam ne li nga bëgg da nga ko am ndax butu baa ngi nii Sëñ Tuubaa moom ab dëkk la yoon waa ngi nii jaar nga Cheikh Fall na jëm ci Sëñ Tuubaa kon nee na rafetal sa njort li nga bëgg da nga ko am te noonu ko bëggee dana sedd guy dana jàmm dana yàgg dana barkeel noo ko bëggee rek wax ko ci sama xel te xam ne loolu dana am waaw ma ngoog waaw 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 kon loolu dana am nee daa bëgg falaat président premier tour loolu dana am Cheikh Fall dégg na ko ma ne dégg nga li mu wax ne dafa bëggoon sëñ bi ñaanal ko ñu falaat président premier tour waaw bi di ñëw waaw nee dana am kon nag loolu jenn bu ñu gisam sa yow ñu sonn ngir liggéey réew mi waaye bu ñu sonn ngir président mën nañoo sonn ngir jàpp ci réew mi liggéey ko waaye président am na ko ba noppi président yi jox na ko kon nag jërëjëf mu ngi sant gërëm baax a baax nag. Après ces deux foyers religieux, direction Touba, la ville sainte du mouridisme. Il est 14 heures passées, c'est la fin de la prière hebdomadaire du vendredi. Un accueil chaleureux réservé aux grands hôtes. Le ministre du PSE et sa délégation sont reçus à la résidence privée de Khadim Rassoul par le nouveau khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. ngeen ci kër Serigne Touba. nee na ñëw nga ci kër Serigne Touba. waaye man miy wax ñëw ngeen ci jawriñu Serigne Touba. waaye nag nee na sëñ Moustapha nee na ñun ñëpp ñëw nañ tey Cheikh Mountakha Bassirou muy jawriñ Serigne Touba yàlla na fi yàgg te wér. ñëpp moom la ñuy déglu. nga xam ni ñëpp moom la ñuy déglu Mbàkke. bu yorutoon Ila Touba it. nee na bu yorutoon Ila Touba it. la mu yor. li ci Serigne Touba am. li ci Serigne Touba am. lu rëy la. kon ndax ci muy mbay mi. kon ministre nee na muy mbay mi. muy daara moderne yi. muy daara moderne yi. muy jumaa yi. muy jumaa yi. kuy tabax jumaa yu dul jeex. kuy tabax jumaa yu dul jeex. ku ñu dénk jumaa mu ku ñu dénk ay jumaa nga ñëw ci moom. dana ko bàyyi dana ko bàyyi xel. xel. kon ñi mu àndal. ay bokkam. ñi mu bokkal ay directeur cabinet am. ak directeur de cabinet yi. chef de cabinet yi. chargé de mission. ak chargé de mission yi. ñi mu àndal yëpp. ak ñi mu àndal ak député ak ñëpp ak conseil technique yeeg ñëpp rek. ñoom ñëpp mu ngi leen di dalal. yéen ñëpp sëriñ bi ne mu ngi leen di dalal. te it moom ba ñuy Ila Touba ba ñu koy ubbi keroog. nee na keroog ba ñuy ubbi Ila Touba. keroog. moo dalal président. moom mii di sëñ Mountakha Bassirou nu ñaan mu yàgg fi loolu te wér moo dalal keroog président Macky Sall. kon bu ñëwee ba dugg say loxo. kon bu ñëwee ba dugg say loxo. mi ngi ci ay loxoom. mi ngi ci ay loxoom. li mu fas yéene moom. li mu fas yéene moom sëñ Mountakha. te waxoon na ko démb. te rajo yi wax nañ ko. rajo yi wax nañ ko. ñi ci war a dégg nañ ko. ñi ci war a dégg nañ ko. ñi am dégginu rafet dégg nañ ko. ñi am dégginu rafet dégg nañ ko. ñi amul dégginu rafet. ñi amul dégginu rafet nag. deesu wax ak ñoom. deesu wax ak ñoom. ku gisul deesu wax ak moom. ku gisul kenn du wax ak moom. loolu la sëñ Abdou Lahad waxoon. loolu la sëñ Abdou Lahad waxoon. kuy gis la ñuy waxal. kuy gis la ñuy waxal. li ko ñor. mooy dëkk bi. muy Touba. li ko ñor. muy taalibey dëkk bi. ànd ci li ndigalal sëñ bi. ànd ci ndigalal sëñ bi. te loolu bi mu koy wax. mi ngi ko ànd ak bokkam yëpp. bokki sëñ Touba yëpp. murid yëpp. joxe na ci ndigal. ndigal loolee mu joxe. yaa ngi ci biir ndigal. yaa ngi ci biir ndigal li ministre Cheikh Kanté. la ca des. kilifay diine yi. moom ku ne xam na ne ku ne jox na la loxo. moom ku ne xam na ne Cheikh Mountakha Mouhamadoul Bachir jox na ku ne loxo ci kilifay diine yi. ñëpp nag. kenn desul. koo xam ne xamee su
du dugg ci lu mu xamul nag. koo xam di dugg ci lu mu xamul nag. waaye lu mu xam ne. waaye lu mu xam ne. diine nga ca. diine nga ca. aqiqa nga ca. aqiqa nga ca. sariya nga ca. sariya nga ca. ma nga ca biir. ma nga ca biir moom Cheikh Mountakha. démb wax nañ tàllal ñëpp loxo. li mu wax nañ tàllal na ñëpp loxo. démb loolu la wax. démb loolu la wax. waxaat it ne. waxaat it ni. état bi. état bi. muy gouvernement bi. muy gouvernement bi. ni mu ànd ni mu daa àndee ak ñoom. ni mu daa àndee ak ñoom. ba mbir mi fekk ko fii. ba mbir mi fekk ko fii. te xam naa ne moom. te xam naa ni moom. ak yëg la àndee woon ak ñoom. ak yëg la àndee woon ak ñoom. ba mu dee ànd ak ki gouverneur am ak ki préfet. ba mu dee ànd ak ki gouverneur am ak ki préfet ak sous-préfet am. lu yàgg la. lu yàgg la. te joxoon na leen àq. te joxoon na leen àq moom Cheikh Mountakha. tey jii nag. tey jii nag. la gën a joxe àq. la gën a joxe àq. lépp lu ko diine terewul. lépp lu ko diine terewul. yoon wi mayu ko. yoon wi mayu ko ko. incha allah. incha allah. dana ci ànd ak yéen. dana ci ànd ak yéen. yàlla na nga gudd fan te ànd ak bërëb fekkee tal mbak. Le ministre en charge du PSE s'est aussi entretenu avec le porte-parole de la confrérie mouride, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké. Les deux hommes sont échangés sur les grands chantiers du président de la République et les futurs projets pour Touba. Serigne Bass Abdou Khadr a loué la politique du gouvernement Sall visant à moderniser les daara et les foyers religieux. Il a aussi magnifié le renforcement du capital humain, un des axes majeurs du PSE. nee na mu ngi yëkkati nuyoo bu sell di ko nuyu kii nga xam ne mooy ministre Cheikh Kanté ak délégation bi mu àndal. sëriñ bi nee na ak mboolem délégation bi nga àndal monsieur le ministre. sëriñ bi nee na Cheikh mu ngi lay sant bu baax di la gërëm. nee na ci ñëw gii nga ñëw. nee na Serigne Moustapha Abdou Karam mii. nee na Serigne Moustapha Abdou Karam yëgalan na ko ko. nee na bi nga ko waxee ni yaa ngi ñëw. ci la ko yëgal. nee na sëñ Moustapha ñëw àndaat ak yow nii. nee na kon xam na ni ñor na Serigne Moustapha. ndax nee na li ko sëñ Moustapha yi def bariwut. ministre Cheikh Kanté sëriñ bi nee mi ngi lay sant bu baax. sëriñ Bassirou moom sëñ Abdou Khadir nee na soo jàppee sëñ Moustapha rek. nee na jàpp nga leen ñoom ñëpp. nee na si digganteeg Cheikh Mourtala ibnu Cheikh Abdoulaye itam. nee na li ngay jëf ak moom lépp ci lu baax. nee na seereel na ko ca. te nekkuloo fa. kon nee na loolu yàlla doo nga tax mu seere ko. kon nee na la nga defal sëñ Mountakha sëñ Mourtala ñoom ñëpp nga ko defal Mbàkke. Serigne Mouhamadul Bachir nee na Cheikh ñu ngi feddali kóllëre gi. Serigne bi nee na mu ngi ñaan itam suñu borom dimbale la. nee na ba mission bi nga xam ni président dénk na la ko. nee na li mu yaakaar ci yow. nee na yàlla na yàlla dimbali la kàttanal la. nee na ba nga àggale ko. fa nga ko bëgg a àggale. nga am ci ndam yu kawe sa njort. ci barkeb Serigne Touba. jërëjëf Mbacke. La dernière étape de la visite du jour Ndiassane, la délégation conduite par Dr Cheikh Kanté, ministre du PSE, est reçue par le porte-parole de la famille. Malgré l'heure tardive, le khalife général de Mame Bou Mamadou Kounta a tenu de recevoir le ministre et sa délégation dans ses appartements privés pour remercier le président Macky Sall pour ses nombreuses réalisations dans la ville sainte et lui adresser ses prières pour sa réussite. kenn fàttewuñu kër gaa nga ne kër gaa nga ne 1 milliard 200 millions te président dina ñëw inauguré ko inshallah xam nañ defal ñu daara moderne mi ngi defal dëkk bi demal ci penc bi jumaa ji taxaw na ci dugal loxoom ñu ngi ciy dugal loxoom ak yeneen ak yeneen Ndiassane de c'est une ville sainte émergente. Dans sa prise de parole, Cheikh Ahmed Bachir Kounta a assuré au ministre le soutien de sa famille au président Macky Sall. Macky mi président de la République tey sa kilifa yebal la nee na bi muy def campagne nee na ñëw na fii 3 heures du matin xale yi ne ko da ngay tëdd mu ni déedéet du ma tëdd dama koy recevoir mu ni ko damaa ñëw seet si la papa
damaa bëgg réew mi. te booba Ablaye Wade mi ngi may defal lu ne. te booba Ablaye Wade da nga koy defal lu ne. ma ne ko yow day. ma ne ko yow day. am nga yar. am nga teggin. am nga xam-xam. man ngaa yor réew mi. daañu la ñaanal. li nga bëgg. yàlla defal la ko. yàlla it defal nu ca ndam. sëriñ bi nee na yow mii. ginnaaw président la yebal. am nañ ci yow ñaari cër. cër bi nga xam ne président la ko yebal. nee na cër bi nga xam ne président la dénk lii mu la dénk. ak suñu cër bopp bi nu am ci yow. nee na ñaari cër yooyu dana tax dana la ñaanal. nee na nga gis lu kawe si njortu bandeeg dogal yàlla. nee na daañu ñaanal président de la république. moom président Macky Sall sëriñ bi ne dana ko ñaanal yàlla sunu borom wan ko lu kawe njortam ci réew mi. te nee na ñaari ñaan yooyu. nee na am nañ ci yaakaar bu baax. nee na yàlla sunu borom. yërmandeem moo jiitu ci jaam ñi. yërmandeem moo jiitu ci jaam ñi. mbugalam. kon nag bu ñu ñaanee yàlla. nee na yàlla dana ko may. kon nee na li la tax a jóg. nee na yàlla na la yàlla defal lu kawe si njort. yàlla na la yàlla defal sutura. yow ak président Macky Sall mii sa kilifa. nee na président am na ci yow confiance bu ba noppi. confiance boobu nag. dañuy ñaan yàlla. lii mu la sant. yàlla defal ci président ndam. defal nu ko ci. ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam. barke Cheikh Mohamed Kounta. radiyallahu taala anhu. Partout est passée la délégation du ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Des prières ont été formulées par les différentes familles religieuses du pays pour la réussite du président de la République Macky Sall et de ses projets. Le ministre du PSE, Dr Cheikh Kanté, va poursuivre sa tournée dans les prochains jours dans les autres foyers religieux pour vulgariser et promouvoir le plan Sénégal émergent et solliciter des prières pour la réélection du président Macky Sall en 2019 dès le premier tour.